salaamaaleykum mbokka yi ñuy déglu di ñu seetaan fii ci Gambian Talents man la seen mbokka seen xarit Pa Ousman Joof di leen bëggee saa su nekk rek di ñëw di def ak yéen yu baax a baax a baax yoo xam ne daal moom la askan wi bugg a gis and like di commencé nag di leen baalu axa bu baax yéen ñi may déglu di ma seetaan di ñu seetaan di ñu topp ci Gambian Talents saa su nekk comme niñ leen ko waxee rek going through a lot of revamping, going through a lot of changes. Incha allah situation bi su improve rek li nga xam ne ñu ngee togga su ñoree dinañ leen ko àggee bu baax a baax a baax. may njëkk a jël opportunity bi rek di wish a few people a happy birthday ñi nga xam ne ay Gambian lañ nag di ay ndaanaani Gambian di defal suñu réew lu bare bari nekk ci boppa bi nag jiite ko muy suñ papa suñ maam Pa Alaaji Ibrahima Ba Mama Koto bokk ak ñun fii Gambian Talents platform bi di def programme bi ñoo ooyee Meññanta nga xam ne samedi bu nekk man maag moom ñoo ko dee def muy suñ programme yi soose bi li war noonu programme bi tudda ngeen balal ma rek Iva Sarr ma doon xaraas di ma koor noonu macha allah waaye maa ngi bëggee Pa Ibrahima Ba Mama Koto bu baax a baax a baax 86 birthday 86 birthday Pa Ibrahima Ba defal Gambia lu bari nekkoon di def the same programme bi may def ak moom nii depuis Gambia Radio Gambia and a few other platforms so kooku wax dëgg neex yàlla is a legend over 30 years of experience in the media ba tey mu nekk ak ñun fii ci Gambian Talents maa ngi koy bëggee di ko ndokkale bu baax a baax keneen ki nga xam ne mu doon celebrate birthday am nag démb ba bokk ak Pa Ibrahima Ba birthday mooy Big Faa suñ musician bu mag bi nga xam ne ndeysaan lately he's been doing very well very promising yàgga si music business bi nag for over 10 years waaye bi mu génnee anything song bi daal it became a big one so Big Faa ñu ngi lay bëggee bu baax a baax di la wish a happy birthday the third person mooy Fatou Camara of the Fado Network sun sister macha allah comme ni ma koy waxee rek jigéen ju man góor la ku dëgër nag ku amee thick skin it is Fatou Camara's birthday léegi gis ngeen di nga xam ne mu ngi koy liggéey ndeysaan dem Banjul pour bay waaram moom tamit rek toggal lu bari loo xam ne su sottee rek am nañ yaakaar di mébét di fooglu ne dina yóbbu réew mi kanam incha allah ñu koy ñaanal rek yal na sotti moom mi tamit di muy yëngatu su loolu weesoo mbokk yi li ma gis Banjul laay waxtaanee comme ni ma ko dee defee saa su nekk last episode bi ma def last week ma waxtaanee ci lu am solo mooy toppandoor gi nga xam ne ñu ngi koy def ñun Gambian si suñ lack of creativity bi nga xam ne ñu ngi koy wane saa su nekk suñ ixara yu ñàkk sori wut si ak ni ñëpp di jubloo ci benn mbir ba tax pour nit tekki si mu jafe li ma gis Banjul laa wax de keroog nag ma def show boobu ba pare rek suma jabar ne ma waa yow li nga gis Banjul yëpp nga nar a wax ma ne ko lu tax nga laaj ma loolu mu ne ma because li nga wax ci li nga gis Banjul dafa xaw a doy waar bi mbaa yow soo delloo Banjul kenn dina la ibil buntaam bi mbaa yow soo delloo Banjul kenn dina la ibil buntaam bi ma ne ko loo miin mu ne ma parce que li nga wax ci li nga gis Banjul moo bari soo fa dematee nit yi dañ laa daw waaye in any case the inspiration came from me going to Banjul me going to Gambia after 13 years bi nga xamee ne dew ma foofu noonu ak ni nga xam ne noonu laa gis nit ñi di doxalee foofu ci dëkk bi my adresse yooyu but it has become an inspiration lu nekk dafa am fu moo dooree because lu bari liy xew Banjul xewul Banjul rek Gambian si yépp around the world fan lañ jógee Gambia fan lañ jógee Banjul fan lañ jógee Farafeñe fan lañ jógee Kerawaan fan lañ jógee Jaarasoma fan lañ jógee Kuntawur fan lañ jógee Basse Makati Gunjur you name it so jikko yooyu ñu amee Banjul jikko yooyu ñu amee Gambia jikko yooyu ñu jëlee fi nga xam ne fa lañ jógee de seen jikko lañ nekk di indi even ñun ñu nekk bitim réew wala am na nu mu demee sax ñun ñi nekk bitim réew ñu gën a worse than ñu nekk Banjul ci li nga xam ne noonu la ñuy doxalee
kon su ko defee su fekkee ne loolu dem na ba xew am na solo baax na ñuy waxtaanee yenn ay di fàttali suñu bopp di leen fàttali wante yenn jikko yoo xam ne ñu ngi ko am di ko def ci loo xam ne dafay yóbbu suñu réew mi gannaaw last week bi ma defee programme boobu ñu bari gis nañ seen boppa te dafa neexut ci xol but from some of the comments ak feedback yi nga xam ne am naa ko golo bay baabu dundee te ñun Gambien si dañ gaaw si loolu trop tax na ba yenn yi du ñuy óolu wante ndax nit dina toog bugg a def dara wax la ko rek param boromam jóg nga jël idea nit ki even if it is not very clear in your head nga jóg rek njëkkalante ak moom dem pour def ko partly lu tax loolu bari suñ diggante is because we don't have any copyright laws that would protect intellectual property that would protect somebody's idea ni create dara pare keneen ñaq jël ñaqaam si kawam oftentimes ñuy dégg ku creative ku def ay mbiram dem nettali ko benn koto waxtaan ak moom balaa moo pare koto bi ne ko fes jël idea bi just because one yaa ëppa boromam resources xaalis 2 because yaa ko ëppa connection 3 because yaa ko gën a pare nga jël idea nit commencé di ko doxal te boromam du ci mun anything. Why? Because we don't have a copyright law. We don't have anything that protects intellectual property or somebody's ideas. And ideas are very expensive. Creative world, anywhere around the world, we make a lot of money. We are supposed to make a lot of money. Unfortunately, the creative person in Gambia is often seen as somebody ko xamne dafa ñaka fayda. Is often seen as somebody ko xamne xamul lu mo def. Is often seen as somebody who useless. The fact creativity is very expensive around the world. Only in the Gambia, those a creative person comes, never father dara, mu charge la ngene ko hay, kana du ben 5 minutes, ben 10 minutes. For example, if a musician is to come and perform, ben ñaari song rek la bëgg nga performal ma. Hey, do you know that people come to your event, even su koku woyutoon sax, just jëmmam bi mu ñëw teew rek, mun na laa indil nit. Videographer bi goes through the same thing. Nataalkat bi goes through the same thing. Suñ amee xew sama pos ñi yëngatu ci yooyu nit call ma dama bëgg nga MCL ma charge la ngene ma xay benn 30 minutes rek laa la soxla pour suma entrance wala suma lii da nga xeeb 30 minutes boobu wax gi maa wax andi creativity bi ma ciy boole xorom seeg limon geeg jumbo yeeg Dakar gi ma ciy sànni yëpp. You think that's easy? Do you know how much research I probably have to go do? Do you know lan laa war a sol? Suma maas gi, for example, if I have to host anybody's event, ñi ma hostal yëpp laaj leen, they will ask you, dama leen dee laaj question. What are they gonna wear? What's gonna be the theme of the event and things like that? Ma am pour dem jëndi outfit bu ees. I charge you nga xeebal ma suma liggéey. Man nag ñi ma diilal yëpp dañ dee xam loolu. Dañ dee xam loolu. Su ma la charge parewuloo koo fay. I respect it for you. Nga respectal ma manit li ma def rek. But who are you definitely pour xeebal ma man lu ma liggéey. Loolu bokk na ci li ma gis Banjul bokk na ci lu tax duñ dem xeebaate gi ak di jël alali jàmbur loo xam ne moomuloo ko. Nit commencé dara ñëpp ñoo commencé di def di same thing. Ma ne su ñëpp defee di same thing kan mooy jàppale kan su ñëpp jaayee xorom du amati value. Si little knowledge bi ma am ci economics. When the supply is high, the price drops. So demand be high, price be éeg. Loss of demand and supply. Xam ngeen ci dara yéen ñi may déglu di ma seetaan. Moo tax ma ne la ba Tabaski bu passé nii Gambien yu bari dem jublu ci yëfi njaayam xar just because ñu ne former président Yaya Jammeh moo ko daan def génn na fa jaayatu xar ñëpp dem ak moo jëndi xar pour jaay. Anam xar yaa nga ne leen late Banjul. Xar yi ñu nga ne leen late Banjul. Because ñëpp a si jublu. Ma fàttali leen ne Gambien su nekk bitim réew su dee jigéen ñi la suñ ne Dubai xew ñëpp dem jublu Dubai. Jëndi bagage Dubai pour jaay.
su ñëpp demee Dubai ana kan mooy jënda si ñoom ma ne ma fàttali leen ne dëkk yu nekk Amérique fii for exemple Gambien su nekk Atlanta ñëpp benn façon ngi liggéey la ñoo def Gambien su nekk Seattle gii ñëpp benn façon ngi liggéey la ñoo def Gambien su nekk Alaska ñëpp benn façon ngi liggéey la ñoo def dëkk boo munti dem Gambien si fa nekk everybody does almost the same kind of job we restrict ourselves we get comfortable too easily and too quick soo bëggee jël an opportunity sax boo xam ne daf laa yóbbu fa dañ laa jël discourage la si yow yaay jël lii yow yaay def lii instead of taking advantage of the opportunity yenay nga jël a position not only even because of the pay but yeneen opening si laa jël jural leadership qualities yi nga xam ne yaa ngi koo am ak leadership experience boobu nga xam ne yaa ngi koo am kon lii luñ war a bàyyi xel la luñ war a bàyyi xel la so instead of spying and copying each other's ideas one person does the same thing ñëpp def ko gis nga nit ibbi restaurant rek nga gis nit ñi di dugg ak génn xamuloo lu tax kooku ibbi restaurant nga dem ne danga ko aki moo toppa ko yow it pour ibbi restaurant do you know what he or she goes through? Do you know the passion he or she has? Do you know the experience they have? Just because gis nga mu ibbi restaurant rek am na koo xam ne togga rek mooy dundal xolam bi so kooku su si amutee xaalis sax the fact ne moom mu ngee togga rek di serve nit ñi ñu ko compliment that alone is good enough for him or her yow dof bi nag nga dangaa def business just because gis nga kooku def restaurant rek nga ne waaw dafa dox instead of nga dem several miles away wala beneen dëkk def fa sa restaurant nga ñëw few blocks away from him or her nga ibbi fa yow it restaurant comme moom ibbi fa restaurant comme moom su ko defee yéen ñaar yëpp seen bos du dox lu waay def keneen ki ñëw copy ko te di average Gambian person comme ni ma ko waxee ke rek bëgguñoo merloo nit dañ laa bëgg a satisfy ñëpp dañoo bëgg a satisfy ñëpp te su ko defee man su ma waree nekk customer wala Fatou Koyta wala Sadi Xulaay war a nekk am customer ñu war ñoo saaf am ñun ñaar wala ñun ñett suñ amee $100 bi ñoo spend dinañ dem si Sadi Xulaay spend fa $50 ñëw si Fatou Koyta spend fa $25 dem si keneen ki spend fa beneen $25 100 bi jeex te fekk benn $100 boobu mënoon nañ koo spend yëpp ci Fatou Koyta benn $100 boobu mënoon nañ koo spend yëpp ci Fatou Koyta and that could be a life changing sum for her waaye suñ musalee kii musal kele moo tax du gaaw a gis Gambian millionaire because we all target the same people we all do the same thing we all repeat things and copy things yoo xam ne we could have avoided them lan moo ko waral suñ ñàkk creativity suñ ñàkk mun a xalaat suñ laziness we barely think ahead we barely think of things that would take us to the next level we get comfortable soo commencé liggéey benn place rek ñu fay la nga commencé di lifin tuuti rek you get comfortable si liggéey kaay boobu noonu little do you know ne liggéey boobu can even change America lañ nekk Europe lañ nekk ñu si bari si ñun dañ dee toog gis liggéey kaay bu file bankruptcy suma xale yi every Thursday I give them the choice pour ñu lekka si biti 7 days ci week bi 6 days yi yépp ci kër gi la ñoo lekkee suñ amee suñ mbaxal lekka suñ amee suñ cere siim suñ amee suñ domoda lekka suñ amee suñ ruy fas but one day every week Thursday I give them the choice pour ñu jënd luñ bugg a lekka si biti suñ buggee lekka McDonald's ñu dem McDonald's suñ buggee jënd pizza ñu jënd seen pizza suñ buggee dem si Chinese buffet bi ñu dem fa wherever they wanna go this last Thursday gis ngeen ne maa ngi woon Atlanta si weekend bi Thursday before ma dem Thursday evening dama dem McDonald's pour jëndal gars yi seen lekka bi ma àggee rek booy tubaab bi nga xam ne moo dee nekk foofu every Thursday su ma ñëwee di ma serve instead of mu taxaw si gannaaw counter bi mu ne ma I can help you over here he walked away mu jiitu ma toppa si gannaawam
mu dem taxaw ci boori benn machine bi mu taxawee ma gis mu commencé di taj lan nga bëgg ma wax ko order xale yépp mu dugal ko kenn si suma doom yi duy lekk salade yeeg yi nii so dafa am pour defal ko boogam bi plain and everything yan dressings yan sides nga soxla everything ma wax ko while mu ngee def lii ma yëngal suma bopp bi di ree mu ne ma what is funny sir ma ne ko do you know you are about to lose your job mu ne ma why you say that xale tubaab la xam naa dafa nekk di dem school rek mu am foofu loolu as a part time job pour fu moo kor jaabu ma ne ko do you know you about to lose your job mu ne ma waay ma ne ko yaa ngi nii di ma jàngal naka la ñuy use machine bi do you know that this technology has been brought here machine biñ def fii nii once ñun customers yëpp dem nañ ba xàmmee ràññee lii ba commencé di order suñ boppa su ko defee yow doo amate liggéey because duñ la soxlaati du ma surprise sax suñ installé benn ci drive through bi nga xam ne ni nga demee si intercom bi wax ak ñoom ñu dégg la nga order they can install one day nga xam ne yow yaay dem taxaw bosal sa boppa button ni taj press sa order ba mu jeex nga dem sa yoon dem taxaw ci kanam nga fayee foofu and everything nga xam ne kuy togga mu la serve if McDonald was having 10-20 employees that were working in the day they may end up having 3 or 4 employees that will be working why because of technology so moo tax may ñaax ñun Gambian si pour ñu xam yi nu mel start to prepare for the future we get comfortable liggéey benn place ñu bàyyi la fa ida boss nga fa manager nga fa excuse me supervisor nga fa wala you are a lead staff or you are just an ordinary employee one of the lowest class employees whatever the case is we got comfortable ñun Gambian si suñ liggéeykaay béré buñ dem benn ñaar rek dañ dee gaaw a get comfortable and guess what that would do to us if you are comfortable like that nga toog di muñ yaa ngi demoon jël sa house di fay mortgage yaa ngi demoon am sa living whatever you call it sa car note you are living a good life all of a sudden so fagaruwut nga toog bés because of sa organisation bi wala company bi commencé nañ di ñàkk xaalis they file bankruptcy wala am nañ lawsuit boo xam ne dina tax ñu tefi leen la comme Wells Fargo nañ nekkee ci tuuxi duna now they are going through so much ci jamono ji why because of different accounts yi ñu wax ne dañ ko ibbi for seen employees dañ ko ibbi for their customers muy fake accounts wala nga toog because of technology wala because of any reason su fekkee ne sa agency institution bi nga xam ne yaa ngi liggéey ak ñoom dañ daan am funding from the federal government comme cities yi léegi biir America fii for example cities yi ñoo ooyee sanctuary cities yi they are losing a lot of funding from the federal government organisations yeeg hospitals yeeg businesses yi nga xam ne ñu ngi ci health care business bi from hospitals to other private care businesses yep ñu ngi lose a lot of benefits because federal government bi America ñu ngi dog a lot of benefits ma waxtaane woon yi yep ne these are very important things pour ñu consider put them at the back of our minds and either go back to school and learn yokk suñ xam-xam wala ñu jéem a seet leneen lu ñoo def nga xam ne dinañ fagaru balaa ñoo faju nga xam ne balaa ñu àgg ci level boobu noonu dina fekk ñu change waaye these are all things yoo xam ne approach naa ko things yoo xam ne fàttali naa ko suma boppa ak fàttali ko askan bi ci li ma gis Banjul rek laay wax nag loo xam ne dama ko gis wala ma dunda ko wala ñu nettali ma mu toog suma nopp bi di ñuy jëfee li ma gis Banjul laay wax ma ne tey fan laay génn ak yéen ci li ma gis Banjul comme ni ma ko waxee ci gannaaw dañ bugga alafudi bugga di use nit te loolu bokk na ci li lembe réew mi loolu bokk na ci lu tax ba suñ dëkk bi du gaaw a dem kanam kay dañ dee foog ne dañoo jaay gaaw beating the system duñ dee bugg a ñaxa wala sonna ci dara as Gambians mooy tax ku tukki ci ñun ñaareel nga sonna suñ usee suñ neighbor ci as an example for example Senegal suñ leen usee as an example the average Senegalese they have a lot of people that go to school formal education jànga ba àgga jeexal high school am seen bac wala ñu dem college wala dem university you have a good number of them
a good number of them. But guess what? am nañ Sénégalais yu bari tamit ñoo xam ne either they are primary school or middle school dropouts. You know why? Because dem nañ ba xam ne formal education boobu du pour ñoom. Gis nga jànga toog si toogu du pour ñëpp de. And several reasons can contribute to this. Sometimes the most obvious one is yenay nga ñàkk opportunity. Because of the family background. You know how many people know an opportunity, put them university, them college and other things. Why didn't you have high school rec and it forced them to go get a job? Wala bala ñu jeexal high school dañ am pour buy school dem see wala dem defi business wala dem defi leneen. Why? Because sa family situation. Sa yaay ak sa papa ñu ngi struggle wala sa papa ak sa yaay ñu ngi tàggoo wala sa papa réer na sa yaay di struggle moom kenn nga am ay raka nga toog di seetaan di gis sa yaay every day mu ngi struggle boobu doo amee choice. So déggee ngay dem di continuer jàng one dafa fekk nga mun a fayal sa boppa wala two dafa fekk sa boppa sedda dafa fekk sa boppa sedda ñaari yëpp su xapunut doo mun a def benn si yi so am na ñoo xam ne loolooy tax ñu bàyyi but in any case fu mel ni America mu use ko as an example xale yi dañoo commencé di leen jàngal basic life skills different things yoo xam ne they should be able to choose ban moo gën si ñoom ak ban moo gënul si ñoom xale yi fii that's what they teach them by the time ñu àgga 6th grade wala 5th grade dina fekk ñoom gars yi xal nañoo improve am nañ a clear idea of what they want to be when they grow up. Senegal, people drop out of school, get into business wala ñu dem jàngi métier. The average Gambian person, because of laziness, mu wax ci gannaaw ma ne kàddu gi is still linked, is still connected. Don't think I am deviating. Because ñun Gambian si laziness googu ma wax moo nekk si ñun ba tax ku bari si ñu bari si ñun foog nañ ne white collar job rek mooy liggéey. Da nga am pour jànga ba jeexal high school dem toog si office su fekkee ne ñu ngi laa fay $1,000 si a day sax somebody can be on the streets and making their 2,000, 3,000, 4,000 a day. Yow nga nekk foofu noonu. What are you doing? Ne yaa ngi xaar liggéey office wala yaa ngi am liggéey office ñu laa fay $2,000 or $3,000 because we are lazy, because we want to show importance. Lii be kañ yéen ñi may seetaan li ma gis Banjul laay waxtaanee di leen bëggee yéen ñi nga xam ne da ngeen dugg si léegi ci bu yàggut li ma gis Banjul laa nekk di waxtaanee saa su nekk rek am maa koy def nag muy liñ ma nettali ma dégg ko si suma noppay wala ma gis ku ko jëf ma gis ko loolu laay nettali wala ma dunda ko man suma bopp loolu laay nettali te di wéccee xalaat ak yéen mbokki askan wi rek yéen ñi nga xam ne ñuy déglu di seetaan yëpp maa ngi leen a bëggee Guèye Njoro maa ngi lay bëggee suma broda Sadi Xulaay maa ngi lay bëggee Fatou Koyta maa ngi lay bëggee am Baba Sim Boy Mbooj maa ngi lay bëggee bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen a ngi seetaan Jaay Joon maa ngi lay bëggee bu baax yow tamit Aysatu Yaabo maa ngi lay bëggee bu baax a baax Abdoulaye Camara maa ngi lay bëggee bu baax a baax ak Maxa maa ngi lay déggee Top Sata Sakho yi yaa ngi ci biir ak képp koo xam ne yaa ngi may déglu di ma seetaan rek ci jamono ji di leen fàttali yéen ñu nekk Angleterre pour ngeen jàppale Yaye Instant Services for all your money transfer needs to the Gambia. I mean they are very fast and reliable. Check them out on Facebook Yaye Instant Services wala ngeen jàppale suñ sister Fatou Mengay tamit ak borom Mana boutique fële ca Gambia ca Latrikunda Jaman for all your fashion and western wear needs inshallah Fatou Mengay dina leen ci mën a jàppale Mana boutique on Facebook rek su ngeen leen jokkoo dinañ leen mën a jàppale ñi nga xam ne ñu ngay waajal dem holiday Banjul tamit wala ñi dëkk Banjul dem leen fële rek ca Dreams Lounge muy place yi jato boobu fële ca Kairaba sa Sénégambia ñoom it dinañ leen jàppale ñu ngi leen a ñaax rek ngeen jàppale ñi ndax dañu jàppale Gambian Talent so kon ñu ne duñ mën a def dara lu dul di leen bëggee rek di leen fàttali yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy bëggee pour ngeen bëggee leen ñoom tamit mbokkay su loolu weesoo ba tey ci li ma gis Banjul rek ma dellu si waat ak yéen laziness gi nga xam ne moo nekk si ñun moo tax ba du ñuy jàng métier ba tax di average Gambian person su tukkee daf dee sonna torop rawatina ñun góor ñi nag xëy na jigéen ñi dinañ leen jàngal household chores góor ñu bari si ñun we barely were taught anything by our parents by our fathers liggéeyi kër gi yu ci bari ñu bàyyee ko jigéen ñi moo tax nga gis góor gi Gambien bu tukkee ndox sax su ko baxalee mu xom why because we don't learn these things ñu jël ko bàyyee ko jigéen ñi suñ jigéen ñi tamit yu bari nag ñu jël ko bàyyee ko góor ñi yu si mel ni anything that has to do with lifting gëllu diis ne liggéeyi góor la wala su nekkutee affaire lifting yenn technical jobs anything technical a lot of our women are not interested in doing
moo tax ñuy xajaane léegi ay benn jigéeni caméraman ne kii dafa vidéo wala kii dafa nataal suñ gisee loolu wala Aysatu mi nga xam ne mu ngi dawal taxi Gambia as the female taxi driver is strange. What is a big deal about driving a taxi? What is a big deal about being a mechanic? What is a big deal about being a truck driver? We see women in America carrying out all of these jobs. Wala kuy liggéey ci computer related thing, computer science wala anything technical, nekk engineers di egg si pôle yi di liggéeyal Gamtel wala naweeg di egg si pôle yi ak yooyu noonu di wekki courant yi di aj di lii. What is the big deal about these things? xam-xam la rek te xam-xam góor ak jigéen yëpp mun nañ koo am. But dafa dem ba nga xam ne suñ society is crafted in a way boo xam ne dafa am certain things that we jël ñu xaajale ko, yi ñu def ko yu fi jigéen li ñu def ko yu fi góor. Laziness googu ma wax dafa contribute a lot to suñ dëkk bi ni moo demee ba tax duñ dem. kon ma ne ci li ma gis Banjul, laziness bi is a good thing that we need to reconsider. Pare pour ñafe, pare pour creative, pare pour am bu lew, am bu set. Laziness googu mooy tax suñ yenn jigéen ñi jóg bañ a dugg ci kër yi dem nekk mbindaan te mu óor la ne soo tukkee bitim réew a lot of us do liggéey mbindaan. mooy tax nga jóg bañ a dem def yenn façon yi liggéey yi nga dem góor ñi di la tëddoo di la ofantu xaalis fii 300 fele 500 fele su dee bitim réew la ñu la fayal phone bill di la jox jëndal groceries wala di la mayantu $100 fele pour nga jënd outfit yi ñu la tëddoo mu nekk yu fi ñàkk fayda. su dee si góor ñi la ñu léegi si ñun moo tax ñuy dem nekk sàccakat wala moo tax ñuy tappale def suñ boppa deal kat wala boog ñu dem jaayi taay wala other forms of drugs that could be harmful to yourself and to the society. lu dëgg nag du dëgg. loolu dëgg du dëgg loolu yëpp so partly laziness bi moo contribute to it when there are other opportunities, other things that we can do to actually go forward, to be able to progress and propel our abilities. kon dafa nekk loo xam ne lu am solo la ma ne mooy tax ñuy dem di tappale nit ala fudi gi ñu bugga ko yëpp ci laziness gi. We want ala fudi na Gambia nekk fii di def dara. We will use you to the last minute. Guess naka lañ laa use the same products or services that you provide or whatever it is that you do. Wala suñ bokkay suñ boppa moo tax ñu lazy. mooy tax nga gis benn oncle di liggéey. Gis nga suñ dëkk li fa nekk di am dafa bari. li fa nekk di am dafa bari. nga gis kenn nit rek nekk di liggéey ci government wala kenn nit am business am wala kenn nit tukki. Family bi yépp rely on that person. Brother am yi yépp rely si moom. Half brothers am yi yépp ak sisters yi rely si moom. Cousins am yépp rely si moom. Nijaay yi rely si moom. Bàjjan yi rely si moom. Ana kenn nit kuy liggéey fan la moo mën a jëlee enough xaalis pour toppatoo a family of 5, 6, 7, 10 ba 15 people. ku am problème ñëw si yow te ku ne problème am bokkut ak sa morom su sa brother ñëwee ne dafa bugg a takka jabar kooku cant géeg giñ ko laaj ak may gu njëkk a géeg guru géeg dante géeg takku denna géeg lépp yow la expect nga def ko. sa sista toog fele de sëy ne biiram baay metti wala doomam dañ ko dàqa school fees wala nangam ak nangam bugga yow nga def ko. waaw sa nijaay jógee fele ñëw ne la korgetam bi dafa daanu wala siitam bi dafa am doom lii tegal na moom it problème yi boppam. sa cousin jógee fele ñëw ne la school fees doomam yi dañ leen dàqa school fees nangam ak nangam ma ne sa rakka bu góor bi ñëw ne la xaritam yi dem nañ baak bi dafa bëgg nga fayal ko moom it mu dem Europe. sa immediate problème si jabar ak sa immediate problème si doom ñëwagut. su dee jigéen ju sëy ngay the same thing am na sëy yu ñagas because of lii family bu la put under pressure si ñoom seen needs ndax lii yóbbu na dëkk kanam déedéet. instead of ñu jóg ku nekk dem utali sa boppa lijjanti dañoo ñëw sax di la wax
li ma gis Banjul laa la wax de dama dem Banjul si airport bi la dooree. People I have no connection with, people that did nothing for me, people that don't even know me. I want you to give them something. Like seriously? Bitim réew fii man mun naa toog rek gis nit ci mbedda mi di ko ñaan xaalis wala di ko laaj xaalis. Dinaa dem direct tese fan rek commencé di ko laaj dara. Because that's what our society make us believe. Rawatina nga jógee bitim réew. Rawatina nga nekk bitim réew comme ni ma ko waxee si famille si di nga am kër goo xam ne nit a fa dëkk di korjaabu sax di lijjanti as tuut lu moo am waaye su weer dee just because am na brother or sister wala family member bu nekk bitim réew seen cash power dina jeex ñoom ñu dëkk ci kër gi duñ lijjanti pour jëndal seen boppa cash power dañoo xaar ba brother bi nekk ji rob jënda cash power bi ñu doxal koo def ci machine bi ci mita bi ci loo xam ne ñoom ñoo koy njëriñoo ñoom ñooy taal lampa bi excuse me ñoom ñooy taal fan bi ngeen baalal ma ñoom ñooy taal lampa bi ñoom ñooy taal fan bi ñoom ñooy taal télé bi ñoom ñoo ciy togga ñoom ñooy paase ñoom ñooy def ni ñooy def lele but they will rather wait for you to come for you to yónnee before ñu tekkee loolu seen dépense dina jeex ñu toog di staff they will continue to blow your phone up fee yow yónnee wuloo duñ ko def laziness ak alafu diggee dépendance gi ci airport bi la ma gaay commencé di laaj xaalis bro bi lay kër dara nekk fa man oh bro man doo ma jox dara na keba kana o kewaay sugur sango wala sunta irango dinna what connection do I have with you ma wax ko the next minute ñu ne dama mean I know that's what a lot of people will say but koo xamut bokkuloog moom defal loo ko dara nga bugga koo yaakaari noonu am ñoo xam ne foofu lañ taxaw rek loolu mooy seen liggéey ci airport bi at least su fekkoon ne dangaa ñëw jàppale ma baag sax dangaa ñëw def lii def yu fi baara ñini wala def something but yow da nga taxaw rek ku wàcce jógee ci plane ñëw nga commencé foog ne di nga ko wax ju neex rek loolu dafa ndoxe man loolu dafa ndoxe too much it's too easy it's too cheap it's too simple it's too simple ci airport bi laa la wax de that's where that starts nga jógee fa nag dugg ci biir dëkk bi gis nga when people come both family and friends problème yi ñu la dee tegal yow doo di mën a understand sax why because ñu ngi am yaakaar ci yow because yaa jógee bitim réew ku nekk bitim réew do they know what you go through do they know the work you do they know the sleepless nights you have so yow da nga war a liggéey sa xaleel yépp dem jël ko jox ko family dem jël ko jox ko xarit and those same family members we all know ne ñooy toog moom amut fi kër sax moom amut fi moto dafa bàyyi loxoom fii ñu ngi bugga nga leen a defal for the long time for the longest fii ñu ngi bugga yaa ñoo defal yaay ki fi génn mu tax ñu xataraayu ñàkk liggéey wala boog nga am broda bu toog sax nag broda am korti ba sampa kiram ta broda nekk Amerika wala Europe korti ba sampa kiram yow nga jël ko dugga fa ak sa jabar the next minute nga takka seet dugga fa ak moom sa dépasse every month mu ko yónnee di la ko jox nga xataraayu alafudi gi lañ war a bàyyi laziness gi lañ war a bàyyi ñu jóg dem liggéey yi ku nekk toppatoo lijjanti sa boppa am nañ nag aada ak cosaan yu baax ci Gambia waaw am nañ aada ak cosaan yu baax suñ réew waaye tamit am nañ yu bari yoo xam ne dañ ko war a wécc fee wécci wuñ ko suñ dëkk bi dinañ saxaar rek waaye duñ tàkk comme ni ma ko dee waxee fee wécci wuñ ko suñ dëkk bi dinañ saxaar rek waaye duñ tàkka waaw these are things yoo xam ne dañ ko war a bàyyi xel ngeen baalal ma rek ma fix li si caaja bi things yoo xam ne dañ ko war a bàyyi xel ak nu munti demee nag dafa am certain things yoo xam ne warut dependency ratio bi alafudi full family depend on somebody
loolu dañ ko war a bàyyi xel nga foog ne dangaa jaay boromam gaaw nag wala su fekkoon ne dañ koo def sax di appreciate kon one can say su nit bàyyee soxlaam yépp yéen ñetti broda ngeen nekk fa ak 3 sisters mu leen a defar weer wu dee wala every other month or 3 months mu mosal leen ku nekk as tuut si yéen ngeen war ko mën a appreciate su benn weer dee boromam munta def ngeen war ko mën a understand ba déedéet duñ ko def dañ laa frustrate dañ laa ŋàñña dañ laa wan xamal ne la yow ku useless nga yow doo dara man mosuloo maa defal wala nga may leen $1,000 benn $1,000 nga ma musa may benn 2,000 nga ma musa may ala fudi gi lañ war a bàyyi ma ne ñun ñu nekk bitim réew what are some of the things yoo xam ne ñu ngi koo dunda saa su nekk depend on each other comme ni ma ko waxee rek li ma gis Banjul lii xew Banjul lu ci bari mu ngi xew fii ci bitim réew am na ñoo xam ne duñ endal duñ fanaanal use nit rek lañ mun ñu foog ne loolu am fayda la ñu foog ne loolu bari feem la man ma ne du feem te bu ndox pataasut man ma ne loolu dafa ndoxe du feem te bu ndox pataasut waaw at the end of the day ku nekk si ñun war ngaa mun a bàyyi sa xel jóg di liggéey di toppatoo soo jógee di dem këri nit pour seeti ko nga foog ne da ngaa dem foofu pour lekk wala nga dem dëkk si nit mu dalal la nga jógee Banjul wala nga move from one state to the other boromam dalal la jox la foo dëkka even su ko amut sax mu jox la kaawcam bi nga see tëdda xam nga ne loolu dafa yàq kaawc ibil la firijam bi everyday ngay jël di lekk di teg jox la motoom ngay dawal wala foo bugga dem mu may la fa yóbbu la fa nga jël get comfortable foofu noonu get comfortable nga dem ba commencé liggéey bugga continuer di same thing emuloo si lekki mag ñi sax waaye su fekkee boromam dafa am njaboot ngay jël lekki njabootam gi di ko lekk ñàkk xel weer du dee wala doo am paycheck ba tax nga dem si store bi ne dama jënd tuuti grocery pour yokka ci yëpp yi yokka ko ci kër gi yépp ci bugga ala fudi rek ak lu ndoxe ci ñun Gambian si weer du dee ba nga jël wala nga feyeku ba nga ne xaaral ma jënda benn tranche $2 pour def ko ci lii wala xaaral ma jël benn $5 jëndee ko grapes wala jënda mbuuru saabu sax pour sangu wala fóot say dros wala sa underwear su jeexee da nga am pour xaal boromam mu jënda ko yow lu nekk dañ la ko providal di nga gis ñu nekk ay roommates sax ay roommates di jaayante gaaw noonu waaw yëpp ci suñ bugga ala fudi rek yëpp ci suñ bugga ala fudi rek yëpp ci suñ bugga ala fudi loolu foo ko mos a gisee you should be a gentleman enough or a lady enough su la nit jàppalee nga seet naka nga grateful nga seet naka nga thankful to that person waaye bugga lu yomba bugga ala fudi ba pare nag comme ni ma ko waxee gën a bonati mun a yàqa deri boromam génn si biti ne lii la ma def te fekk yow li nga def waxuloo ko lekki kooku yi nga too lekk waxuloo ko bool sax soo ko lekkee danga koy teg foofu si sing bi di xaar boromam ñëw raxasal la ko ana kan moo fi sam bindaan rawatina si ñun góor ñi nag we should be gentlemen enough we should be lady enough pour toppatoo suñ boppa pour independent and stop the dependency ratio. The dependency rate is too high among Gambians. Yep, ci suñ bugga ala fudi. Yep, ci suñ bugga ala fudi. Yep, ci suñ bugga lu yomba. Yep, ci suñ ñàkka ñemeñ lu xoteeku. Mane, loolu man mane. Pa os mu ne. Loolu du feem te bu ndox pata sut. Képp ku koy dëkkee, képp ku koy dundee, soppil doxin. Because you are doing the wrong thing. You are taking advantage of people's kindness.
nga am sa xarit rek mu ubbi kiram every weekend ngeen ñëw mu jël tooga ibbil la kiram nga ñëw kalu leen lekk ba suur raay ko la bilaay yaa baax ñu koy def nag ñu si bari trust me kii la def loolu su génnee mu ngi laa ree yow mi ibbi sa kër gi waxuma ne bu kenn baax de waxuma ne bu kenn defar de waaye I am telling you those same people yow soo toogee ñu évict la wala nga toog weer de amuloo loo fayee sa rent wala boog defuloo dara Banjul o mënulooy prosper wala def sa dem school pour yokka sa xam-xam or whatsoever at the end of the day those same people will be the first people to laugh at you wala soo demee bu sa ronkoñ tuuroo wala sa bot xonxa ñooñu ñoo laay njëkk a daw dem uti beneen campekaay bu es dem uti beneen garam place bu es and you are stuck so fagaru moo gën faju these are some attitudes of us nag soo ko waxee ñu ne dafa tubaabe wala soo ko waxee ñu ne moom dafa lifin waaw soo joxee rek yàlla jox la kay waaye yal na yàlla béy sa tool de dafa utee si ku amut dafa utee si ku xamut nga dimbele ko dafa utee ak koo xam ne dafa ñëw pour abuse la koo xam ne dafa ñëw pour use la imagine nga nekk si dëkk di liggéey ñaari liggéey waaye yow si de ngaa jël togga si loolu si de ngaa jël lii every weekend nga jóg dem sa kër niyaay nga jóg dem sa kër anti wala sa kër sista wala sa kër friend muy togga yow ngay lekk loolu te doo jël dara pour jox boromam doo jël 30 pour jox boromam wala nga dëkk ci biir kër gi nga ñëw ñu dalal la for couple of weeks 1 month 2 months da ngaa wax ak nit sax mu ne la non benn 3 months or 4 months that's a long time dude that's a long time gis nga ñun ñu bari si ñun dañ génn te we don't like li ñoo gis si bitim réew dañ koy jànga di nga gis tubaab bu jóg dem seeti njabootam yaay ju jóg dem seeti njabootam dem jël hôtel su xëyee suba doom jeeg ñooñu ñëw fekk si ko si hôtel bi wala ñu dem gaay toggal ko añ rek lañ ko toggal wala reer wala mu ànd ak ñoom dem génn dem lekki ñëwaat waaye si hôtel laa stay su doon ñun Gambia la da ngaa wàcc sa lal bi jox ko sa yaay jox ko sa papa which is very good lépp luñ defal suñu yaay ak suñu papa lu baax la sa nijaay ñëw nga wàcc sa lal jox ko sa néeg jox ko bat li ma wax mooy suñ laziness bi lañu war a bàyyi ñun as Gambians sa mag ñëw nga jël sa néeg jox ko sa xarit ñëw nga jël sa néeg jox ko mu cause la a lot of inconvenience we don't even look at the inconvenience we cause each other inconvenience bi ñoo cause each other we don't even look at it so these are things yoo xam ne they are very important pour ñu bàyyi ko xel soo nekkee koo xam ne da nga foog ne da ngaa use nit yi ngay dem si nit yi ñu laa defal rek ñu laa defal yow nga foog ne yaa si nekk ngay liggéey sa ñaar ñetti liggéey di denc sa xaalis wala ngay use sa ñaari liggéey di jël xaalis bi di yónnee Banjul wala ngay dem di def yeneen fi nga demee di lekk fi nga demee di dallu wala ki nga dëkkal muy sa roommate seen saabu jeex nga avoid dem ci store bi wala avoid def yenn just because moom nga bëgg pour mu jënd ko we need to stop. You need to stop it. Ma delluwaat si you need to stop being a dependent. Stop being a dependent. Stop being a parasite. Stop using people. It's not okay. It's not nice. It's not good. Du fem te pundox patasut. Bi ci gëna bonati. You being a Gambian. Nga amee business. Wala ngay def dara. Time buñ buggee the product or service you provide, we come up to you. Pour nga defal ñu service boobu. For free. For gratis. Te balaa moo dee nag. Ñu gën laa mun a jey. Gën laa mun a wax ne you are doing a good job. Wala yaa baax. yaa fi mun li ma leen a wax nii suma benn oncle bu nekk Atlanta yal na ko fi yàlla yàggal
Ibu Touré borom Touré Kunda Cafe ak African Caribbean Restaurant, successful Gambian businessman doing a lot of things for the Gambian community in Atlanta. Démba rek I was with him in Atlanta bi ma fa nekkee moo ma wax lii doing business and people coming ka leen a jox free service ñu laa jey Pa Ous yaa baax di leen may di lii di nataal Pa Ous yaa baax Pa Ous man duma dee caaj nataal Pa Ous di lii like seriously sa goro ñëw nga jox ko njëkke ñëw nga jox ko mag ak rakka ñëw nga jox ko ñun dem nañ ba nga xam ne business bi nga def sax dang leen ci war a may da nga war a jox ñi nga bokkal for free waruñu pay for any service or product that you sell. Ma jox leen examples in the past ne liggéey naa ci gas station in the past borom gas station bi doomam su buggee jënda cingom sax daf ko jox xaalis mu ñëw su buggee jënda candy minti daf ko jox xaalis mu ñëw jënda. Waaw loolu mooy business. You should be able to account for everything. Su ko neexoon mu ne bitigam la demal ci shelf bi nga jël loo bëgg a jël su ko defee man du ma mën a account lu ma liggéey foofu as a cashier and a customer service agent si jamono jooju waaye su doo ma buggee jënda mu jox ko xaalis mu ñëw jënda dërëm bi génnut gaal gi si moom la ñëwaat ba tey waaye maay def loolu di business ñu naan Pa Ous yaa baax Ibu Touré oo ma bés teg ma ne ma jox la benn secret ma ne ma su fekkee ne businessman nga ci Gambian si ma ne ko waaw mu ne ma li nga def fii Gambian si ñu ngi la naan yaa baax si sa business ma ne ko waaw mu ne ma doo si mu sa tekki ma ne ko mu ne ma fii Gambian si ñu ngi laa wax ne yaa baax ci li nga liggéey ma ne ko waaw mu ne ma doo si mu sa tekki because that is all you're gonna get. They will continue to praise you. They will continue to praise you. They will continue to praise you while they are ripping you off. Ba nga daaneel sa business bi ñu rombal la fa ñukkan yàq bu naqari dem ci beneen businessman try pour defaat kooku loolu soo amee fayda ñu ne dafa tànga deret soo si amee fayda ñu ne dafa naqari deret soo si amee fayda ñu ne dafa buggee Ibu Touré ne ma fee ñu ngi laa wax ne yaa neex deret yaa baax yaa tabe you will go far. I will use this example. Suma close friend ñu nekk fi jamono jooju maak moom Cheikh Ndong ñuy liggéey di def yu bari maa moom Cheikh dinañ ànd si boutique bi sax Atlanta li ma leen a wax nii képp ku xam Cheikh laaj ko I just had this conversation with Cheikh on Friday. I was together with Cheikh all through in Atlanta on Friday and I was laughing at him. You know why? Because dama ko daan wax ñu ànd si store ñun ñu ngi amee suñ last $25 or $30 jamono jooju as youngsters, young people trying ñëw fekk fa benn koto wala benn meer koo xam ne te see expected ñu fa dafa ñëwoon shopping dem bay check out te seeg ñun si check out leen bi waaw suma rakka yu baax yi Cheikh bi kay xanaa yaa maa fayal Cheikh ne cashier bi boole ko si suñ bill bi ne ringop boromam jël ñun ñu doon jënd $20 $25 biñ am ñu ngi manage pour cotton paste nga ñëw jey suma doom ju baax ji suma broda bu baax ji di yekk yi nga jël yow $50 worth of stuff or $40 teg ko ci counter bi ñu ringop bill bi ñëw nekk $70 something nga fay nga ñaanal Cheikh waaw time boobu man dañ ma ci daan gaaruwaale waaw billaay Cheikh moo baax suñ doom ji yow kay xaaral ba bés bi nga am jabar bés bu nga takka jabar bilaay di nga xam ne am nga yaay bilaay di nga xam ne am nga mag bilaay di nga xam ne lii ñu ngi bokka di vidéo di nataal di DJ di MC providing service suñ koolee pour business ma charge leen ñu ne dama bon ñu jéem a jaar pro Cheikh suñ waxee Cheikh rek Cheikh convince ma ne nañ leen wàññil lii I am married, I have kids dama am njaboot gu ma war a feed I need to take care of my njaboot ci lii laa ko yaakaaree 100%. I don't do anything else. This is what I do. Without this, unless God's miracle come from somewhere, I'm not going to be able to do it. ñu jay ñu video ak nataal ak DJ wala MC and all of these services. They want to pay you. Lu join war a cost $500 or $1,000 ñu bugga la say fay $250 di la promise bilaay yaa baax bés boo fi amee jabar bés boo amee lii ute ngaa xale yiñ xam suma maas gi moom dañ ma ci de gaaruwaale all the time ute ngaa ñiñ xam those same people until this day Cheikh am na ay bantam toppatoo na mbiram bet lifin but guess what
bi mu demee ba bésam yi ku gaay daan wax bés boo fi amee bés jot bésam jot na te defaluñ ko naada tus. He was disappointed with a lot of those people. Barki démb rek maa ngi wax ak moom mu ngi wax waxi mer